jërëjëfati oustaz Maodo Faye tënku xabaar yi amati na solo na muy amee solo saa su ne gannaaw ba ma delloo di la nuyu di la béggee di la ziar amati mbégte ci suma janook yow salaamaaleykum na nga def ak ci suba si tey. sant yàlla alhamdulilah ñu ngi lay ziara bu baax a baax lépp jàmm mbubb bi nga sol rafet na lool xanaa mën nga koy may boo ko sumee. waaw bu soobee yàlla. bii kay waaw bii de boo paree ma jox la parce que bii dafa jeûné quoi. waaw bii de dafa xaw a. waaw dafa jeûné. non dafa xaw a nekk comme ce genre. voilà moo tax ma ne dafa jeûné. waaw dafa ndawe. kon boo ko sumee rek dafa xale quoi nga bëgg a wax. déedéet xam nga dama koo rafetal def ko dafa jeûné. waaw dafa jeûné waaw d'accord mais wóorul. wóorul. ah déet jeûné kër mooy bañ a lekk bañ a naan. day na war de ah déet moo tax xam nga français. waaw Nicolas français làkk bu doy war la. walay day bind baat bi. wax homonyme. bind ko neneen liire ko neneen. déggal loolu mu ne day bind baat bi ne ko baatam beneen bi mooy homonyme am. waaw te ba noppi mu liire ko neneen. ba pare mu liire ko na mu ko neexee. te duñ bokk li ñuy firi. déggal loolu. xam nga ma jox la ci exemple. waaw su ma waxee les fils de. Nicolas. mooy doomu Nicolas yi. waaw mais les fils électriques. fil FILS la comme fils. fil électrique. nga ne les fils de Nicolas moom mooy fils FILS. waaw. wante les fils électriques tamit. FILS la. waaw fii mu ne fils fii mu ne fil. fii da nga daan fils fële nga ne fil. waaw kooku déggal loolu. ah buy làkk moom la man daal xam naa daal. mais maa ngi lay ziar bu mais maa ngi lay ziar bu baax. justement puisque yaa ngi wax ci lu am solo ak i homonyme yeeg yi demee noonu. c'est l'occasion de féliciter tous les candidats au bac. yi nga xam ne ils ont réussi parce que diggante démb ak tey annonce yi. ak résultats yi ñu ngi génn. ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax. xale yi lan nga leen di yóbbante rawatina ñi nga xam ne ils sont admis ak ñi nga xam ne ils ont peut-être échoué. waaw ñi admis ñu ngi doog a tàmbalim njàng. ñi at mi dëgg ba am baccalauréat ñi ngi doog a dugg dëgg nag ci am njàng xam nga cycle bi am ay seconde ba ay terminale ay classe première ak yu demee noonu da ngay am bac bi mooy premier diplôme universitaire mooy bac. moom mooy lay may nga mën a dugg ci faculté yi ngir mën a dem université Cheikh Anta Diop wala université yi nekk ci biir Sénégal gi yëpp kon ñoom ñi ngi doog a jàng tàmbali dëgg nag am njàng ndax jàng du xool di liir jàng gëstu la. gëstu maanaam def ay recherche. loolu dëgg moom mooy jàng bu fekkee am nga moyens yi ñi nga xam ne ñoo mi tamit nañu gën a redoubler d'effort maanaam nañ gën a yokk seen jom ci lijaasa boobu nga xam ne joxuñu leen ko ci ak neen ndax ren ji pandémie bi ni mu demee njortoon nañu sax résultats yi di demee nii xaw ma nag gars yi tegg seen loxo wala déet mais en tout cas résultats yi moom nekk na yu satisfaisant yu am solo d'après en tout cas chiffres yi nga xam ne jot nañ ko jot pour le moment et pratiquement sax dans l'ensemble du pays bon seetloo jury yu bare noonu la tëddee ñi nga xam ne amuñu tamit nañu jàpp ci yàlla te dàbbaliwaat fas yéenee def déwén te it lu ñu góorgóorlu woon ren bu déwénee ñu góorgóorlu lu ko ëpp nga ne ki nga xam ne dafa échec waaw ci bac bi nga ne loo koy yóbbante damay wax na takkuwaat dàbbaliwaat lu mu góorgóorlu woon ren bu déwénee mu gën koo góorgóorlu te xam ne yàlla fàttewu ko xëy na bis bii dalul cëram bee di ñëw mën naa nekk cëram su fekkee àggul ci fu mu war a redoubler wala ñu yu demee noonu su ko defee ki am itam examen nag dafa am wërsëg man gis naa ñoo xam ne dañuy aay lool jàll deuxième tour am ñoo xam ne duñ daanaka dañuy xaw a yamambaay jàll premier tour maanaam le facteur chance dafay jouer aussi sur tous les plans nit ci boppam bu nekkee ci kaw suuf chance ci boppam da koy accompagner soit man nga ko yëg wala man nga ko bañ a yëg waaye doomu aadama moom lépp lu muy def rek su ci chance am nekkul loola du ci am résultat bi nga xam ne moom la bëgg ba ci des itam ñu góorgóorlu te xam ne lijaasa bi nga am tamit firiwul ne am nga xam-xam bi parce que diplôme bi mën naa bañ a déterminer sa ay connaissances attention oui am na ñoo xam ne ñi amuñu bac par exemple mais def nañ classe su terminale mais yàlla dogal nag bi ñu génnee ba def yeneen formation ba seen xel gën a kii dañuy nekkaat yeneen façon nit moo tax diplôme bi parfois day nekk rek symbole la rek buy attesté ne lii jàll nga ko mais mbir mi ci nit ki la ak tamit boo demee ba nga xam ne dugg nga ci pénc mi ni ngay doxale maanaam même boo ko amul yow mën nga jëlee xam-xam feneen ak ci neneen mais américain l'essentiel c'est de ne pas baisser les bras, n'est-ce pas? Absolument, parce que boo xoolee américains yi pratiquement ñoom seen système noonu la diplôme bi pratiquement ñoom dañ lay laaj li nga mën rek parce que diplôme bi boo ko amee te mënoo dara nag parce que il faut que nit ki li muy liggéeyee non seulement daf ko war a mën a maîtriser mais mu xam ko ba nga xamee nag moom tey ji luñ ko ci mën a wax wala dara du ko ci mën a bett loolu daf ci xaw a baax mais nag jàng moo laaj loolu effectivement en tout cas tous ces candidats donc au bac ñoo ngi leen di féliciter bu baax a baax Awa Sow Malika la nekk c'est la fille de Fatoumata Sow donc elle a réussi à son bac on la félicite ainsi que tous ceux qui ont réussi et puis on encourage ceux qui n'ont pas réussi également à redoubler d'efforts parce que tant qu'il y a la vie il y a de l'espoir n'est-ce pas waaw xam nga tant que dund gaa ngi fi rek mën nañoo am yaakaar xam nga kan moom la yaakaaram di gaaw a yàkkeeku mooy ku gëmul yàlla waaw gis nga boo gëmee yàlla li la naqari tey mën na laa neex ëllëg
li la neex tey it mën na laa naqari ëllëg. ndax yàlla moom wax naa ba tey ne du maye 100%. yow kay yaay nekk ci parce que dund gi xanaa xamul ne Nicolas ñun suñu dund gi natt dong la am nattu kese la. dund gi ni neexul de. xam nga yoon saa yi nga cokkaas man non la vie est belle nangam. waaw mais easy wul de. de yombul. mais facilul xam nga tax easy wul boobu ngay wax noonu. parce que su yombee bu dund gi yombee duñ xam l'importance de la vie. est-ce que tu comprends ce que je veux dire c'est-à-dire que dund gi yàlla dañu fee tegu daanaka boo seetloo ci nattu rek xoolal nit ki fi muy dundee fi ngay màggee bala ngaa màgg il faut nga ba nga am yenn responsabilités yi pratiquement il faut nga xaw a frôler ay 35 ans 30 ans ou à la limite bu fekkee da nga doon jàng ba am bac dem ci études yu supérieures da nga xaw a frôler ay 30 ans entre 30 ans et 45 ans tu commences maintenant à entrer dans la vie am ay responsabilités samp kër mais da nga dem am yàgg affaire bi pratiquement dootu la safati dara parce que devant toi il y a la mort bon il y a la vieillesse xam nga war nga màggat et puis il y a les maladies. Oustaz tamit bu ñu xalaatloo yooyu tamit. mais moo ko àddina ànd. non Oustaz tamit booy wax yii nii xam nga ñi ñuy déglu mën nañ nekk di xalaat ne ça va être compliqué après tout ça. xam nga non mais attends xam nga àddina bi. loolu découragement bi laay bañ. non déedéet maanaam duñ ko topp ba fàtte àddina. waaye duñ topp àddina ba fàtte loolu. ñaar yooyu sont parallèles c'est-à-dire que. dañuy dund àddina bi nii ak ay yéen fii am ci dund da nga wut kër da nga wut nangam da nga am ay xéewal nangam mais parallèlement boo toogee di def di xoolaat sa bopp auto réflexion bi ngay def ci sa bopp da ngay wax ne kët man kët sama ndeyjoor maa ngi nii am naa lii maa ngi wut lii nangam mais quand même quelque part am na lu may yor aussi bon màggat a ngi ñëw feebar a ngi ñëw tëli ngi ñëw et cetera bon voilà donc ñu bàyyi ci xel bu baax a baax n'est-ce pas jërëjëfati yaa oustaz 10 milliards yi yëg nga ko de 10 milliards yi ñu génne. waaw déet yëg naa ko koy xanaa. waaw ci réew mi laa dëkk di. mu ngoog kon gannaaw li ñuy waxtaanee altine ba léegi. mooy inondation yi fi mujjee chef de l'État démb woote na foofee ca palais benn réunion d'urgence noonu la ñu ko tuddee. bu ñu jàmpal. voilà gannaaw réunion boobee am na kon budget 10 milliards boobee ma wax ne génnee nañu ko état bi somme boobule di 10 milliards yi nag englobé na lu ci mel ni ay ceeb. maanaam saaku ceeb maa ngi gis ne am na lu toll ni 1500 tonnes de riz yoo xam ne gaa ñi jekleel nañ ko en tout cas réservel nañ ko ñi nga xam ne dañu ko soxla def naa ceeb beeg diwlin bi moom saa su yu ni mel amee rek ceeb ak diwlin moom macha allah. waaw xam nga ndimbal ku la ko defal foog nga sant ko gërëm ko lu mu tuuti ndax ndimbal nag moom ku la ko mën a jox rek ak fu mu la ko mën a joxe ak foo mën a toll la ca war a tegu mooy merci. loolu mooy yëfu nit. waaye itam il faut ñu xoolaat mbir yi bu baax a baax jàngataat ko bu baax a baax léegi première question mooy kañ la inondation di jeex ci Sénégal bien que nag mënta am léeg-léeg muy am mais mu nekk ci moindre degré boo xamee ni bi xëy na bu amee tamit. comme ni ko kilifa gi waxee démb ndox mi gaaw jàll beneen bi ci tegu tamit kañ la gouvernement bi di jël ay responsabilités ba nga xamee ne fépp foo xam ne fii dafa nekk zone boo xam ne bi mën na inondé kenn dootu fa dëkkati ñu jël ci ay loi wala ay mesures xaw ma nu ñu koy décréter doon xaw ma nu ñu koy defee ñetteel bi tamit nan la ñuy def ba nga xamee ne ñiy joxe kër yi lu mel ne HLM ak yu demee noonu duñ fab ay doomu aadama di leen jaay suuf soo xam ne si xam nañ ne fay nañ seen xaalis mais fa ñuy dëkk ndoxum kese la baaxul beneen tomb bi ci des tamit mooy gis nga fukki milliards yi du régler dara baax na nag waaye du régler dara parce que. oustaz fukki milliards bëri na de. mais 750 milliards ko ëpp te defoon nañ ko ci plan décennal bi te daanaka li ci des. yow fàtte woon naa 750 milliards bi de. waaw te njëkkoon naa kii di. waaw mais man fàtte woon naa 750 milliards yi fii xewoon. te barki démb ak démb ñu ngi ko coow de. waaw voilà moo tax ma ne la léegi bu nu xaymawaatee ba xoolaat man dama naan Sénégal jëru woon même assemblée nationale bi dañ ko war a éradiquer. oustaz tamit yaa ngi wax loo xam ne Facebook day wax encore waxati. mais quelle est l'importance des députés aujourd'hui dans ce pays lan mooy seen njariñ ci réew mi. parce que assemblée nationale rôle am wax naa ko fii démb mooy mu contrôler l'action de l'État. c'est vrai que boo amee majorité mécanique parfois bon am na yoo xam ne bu ñëwee day jàll parce que dañuy soutenir chef d'État bi dañuy soutenir politique am c'est normal. mais am na tamit loo xam ne lii nit ki lu mu goree di wala lu mu doyee di man tey ji doon naa déglu bi ne affaire bi ne capp ñaari député même bu fekkee dañoo nekk ci mouvance présidentielle bi ñu teg ci table ji ne kaay leen leeralal ñu. loolu lan moo ko gën a jekk lan moo ko gën a rafet waaye fi ñu toll nii kenn ñi moo ko cee def ndax defe na ku ko ci def ñu ne la xërëg wala boo liggéey ñu alag la gis nga ragal gis nga boo gëmee yàlla xam nga sëñ Bamba dani sëñ Tuubaa dani soo bëggee lépp ragal la
yow amal fulee ragal yàlla rek. est-ce que. xoolal li ñuy wax fii xaw ma dëgg la xaw ma dëgg romandaat ñu ne ku tudd 3e mandat bi boo defoon ndànk ñu dàq la ak yu demee noonu. waaw mais même bu fekkee dañ lay dàq lu tax waroo ko tudd. wala yow ki lay dàq moom mais man vraiment mais nit koo xam ne ki yow Nicolas dund nga lu yàgg gisoo ko. am nga ndey ak bàyyi xamante wu leen. jàng nga lu yàgg yàlla dajale wu leen ngeen di dem te jamono yëpp yaa ngi lekk. di naan yore sa wér-gu-yaram yàllay dem jamonoy dem di dem ba ngeen daje. mu jiitale ci benn fonction. léegi fàtte nga wërsëg bi la yàlla defaloon lépp da nga juddoo ci say wayjur. yàlla teete la musal la ba nga am fanweeri at ñeent fukki at juróom fukki at jàpp juróom benn fukki at yàlla. benn doomu aadama tax laa teelaa bañ a prononcer benn phrase. ñu weddi yàlla la. ça tamit li nga wax xóot na trop. mais weddi yàlla la. man ku may àndal ci àddina. na yàlla dox suñu diggante. est-ce que. waaye su fekkente ne Nicolas aujourd'hui mooy le chef de l'État. man Nicolas xaw ma ko woon démb. judd naa ba jàng ba am samay lijaasa te dégg loolu rek xaw ma la. te yow moment boobu maa ngi lekk yaa ngi lekk. nga dëkk Njàmbur man ma dëkk Fatick wala ma dëkk Njaarim. ñuy dox di dox yow nga nekk université am ay fonction ñu dem ba mu yàgg yow Nicolas nga formé sa parti. ba mu yàgg maa ak yow ñu daje ma ñëw di la jàppale. ma dem ba ragal la yow ci jàppale gi ma lay jàppale ba am na moo yoo xam ne ñëw ma ko wax gëmatuma yàlla. est-ce que. ba avant ma lay xam ci lu ma ne woon. waaw doy na waar. mais quand même. doy na waar kon maanaam mbir yi daal nay ànd ak fit ak jom ak gëm sa bopp ak loolu lépp dafa englobé mbir yi. gis nga yàlla du yónni ko ñàkk fulla. yonent yi yàlla yónni yëpp. ay nit ñu am personnalité lañ. yàlla du yónni ko doyadi du yónni ko amuti bokk. parce que pourquoi. mais su fekkente ni yow xam nga la détermination de l'homme xam nga nit ci boppam. nit. am na loo xam ne lii dafa rabe ci moom am lu nite ci moom. léeg-léeg nag mu sol ay yëre yu rafet wax benn wax bu ko tax a rabe. waaw. oustaz nga ne nit ci wàllu boppam. oui. parfois mu sol yëre bu yàññ macha allah. waaw. wante mu def action bu rabe. oui. nga naan mais kii ak ni mu setee nii ak ni mu naayse nii macha allah mais nan la mënee def yile action. man dégg naa fii ab député bu taxaw fii ñëpp di dégg mu wax ko ci journaux yi nëbb ko benn mu ne man député Macky Sall la nëbb ma ko kenn. wax ko ci kaw ñëpp di dégg moom néewul askan wi fàtte nañu ko fal. dani man fii li ma fi tax a toog du kenn ku man Macky Sall laay jàppaleel Macky Sall waaye nag doo député Macky Sall. député peuple bi nga. mais parce que kon soit ñaar mooy maanaam soit ñu changer système bi. ni ñu koy doxale nga lay xam ne majorité mécanique même boo ko amee itam da nga am ngorek. waaw bu fekkee dañ laa tënk yow yàlla tënku la nit di la tënk ci ban alali àddina. quand même wante oustaz tamit dem ba tey yaa ngi sànni xeer député yi ah. mais parce que député yi dañuy nelaw. et d'ailleurs sax il dort moi ça. député yi dañuy nelaw mais da ngay leen di gis fii ci assemblée nationale sax ñuy nelaw. dañuy nelaw da ngay gis benn ay audience surtout audience yi nga xam ne xëy na peut-être day durer 7 heures ou 8 heures du matin ba ay 19 heures RTS suñu confrères yi def ko direct. da ngay gis gars yi di jaay ko ci hémicycle bi di nelaw. et puis c'est des sommeil profond la ñuy def laa la wax ci ça veut dire que cela ne les intéresse même pas du tout. ñëw daal diw la sëñ Fall waxoon rek député mooy lan mu ne. dëgg neexul nag. waaw mais dañuy nga ne sëñ Fall lu mu wax. waaw waaj dafa ñëw ne ko dama bëgg a falu mu ne ko loo bëgg a falu. xam nga sëñ Fall dafa neex. mu ne ko dama bëgg a nekk député mu ne ko luy député. mu ne ko dañu nekk ci assemblée ba kii nanga mu ne ko di tàcc sa ngor rek mu ne ko demal tàcc ji rek. waaw bu ne boo tàcc da nga falu. boo demee ngay tàcc maanaam. li mu bëgg a jàngale mooy bu fekkente ne lii kese la. kon léegi bu ñuy def élection ñi yore kàddu askan jërëtul ñuy def campagne parce que ñi nekk ci ndox mi ñoo fal député yi quand même kenn waxalu leen. Macky Sall sax man lañ ko sant gërëm ko en tant que chef d'état ndax moom sax jël na ay matuwaay wax ni nangam et cetera c'est normal parce que après étant chef de l'état justement loolu la ñuy xaar ci moom aussi waaye nag am na ñaari déggin am naa soxna am na doom maa ngi koy ngénte jër te bàkku Macky Sall naa soxna am na doom maa ngi koy ngénte dafa jar bàkku kenn du ko bàkkoo mais fal leen ma liggéeyal leen ñu fal la nga dimbali askan wi dafa jar félicité normalement sax Macky Sall kenn waru ko félicité parce que daal waaw lu ñu koy def kon buñ ko félicité wu lii mu def moo taxoon ñu fal ko c'est très simple donc boo la déggee ci fal boobee même loo xam ne dafay ñëw loo xam ne prévoir uñu ko ak lu mu mën a doon loo xam ne c'était pas prévu mais ba muy def campagne lu mu fi waxoon bande yaa ngi fi fal leen ma réglé tàngam ak nangam ndax lii jaaduwul li ñuy doxalee réew mi nangam lii nangam inondation yi c'est pas normal même bu dee dala bett ay mbir daf lay bett forcément il faut nga régler action yooyu da nga cay def sa kéem te layal kàttan askan wi loolu nga doon wax nit ñi waaw def sa devoir c'est normal comme neex na nga daal koy tàcc nangam mais dara def naa li ma war a def loolu waaw c'est vrai que nag wolof nee na sargal la dana tax nga gën a sawar mais loolu moo taxoon ñu fal ko y a aucun problème
am na solo oustaz gannaaw ñu ngi wax ci 10 milliards yi nga xam ne mooy coow diggante démb ak tey en espérant que évidemment parce que xam nga coowal xaalis moom ak distribution yeeg yooyu noonu kan moo ko war a jot ak kan moo ko warul jot kan mooy jot ci saaku ceeb yeeg diwlin yeeg yooyu après ça pose un autre problème en espérant que dina jaar yoon ñu bañ a àgg foofu mais day poser beneen problème sànq yaa ngi waxu 750 milliards yooyee nga xam ne plan décennal ngeen ko tuddee du noonu xamaguñu loolu leeragul ci bopp ñu bëri 750 milliards bëri na de léegi après ñu ne la am na ay agence yu fi nekk agence la xaw ma genre HCCT du noonu. au conseil et cetera et cetera. am na 16 aussi je crois c'est le conseil économique social et environnemental. Bref ñu bëri en tout cas ci askan wi ñu ngi rafetluwuñu xaalis bu bëri bi ñuy injecté ci yooyee agence ak yu ni mel ne gisuñu seen i njëriñ ñoom ci boppam xam nga yaa ngi wax député yi wante it am na ñoo xam ne tamit dañuy laajte ci les situations fan lañ leen di gis. waaw xam nga au conseil collectivité xaw ma lan HCCT boobu noonu foofu nekk fële ci kër Abdou Diouf gële ca jam ñaajo man wax dëgg yàlla ban leen fareeg léegi xamu luñ fi def wax dëgg yàlla xëy na clientélisme la ñi nga xam ne c'est politique bëgg nga leen a caser fenn dugal leen fa rek teg leen fa ak yu demee noonu mais wax dëgg yàlla man seen apport man gisuma ko xëy na nag am nañu ko gis waaye man mando naa ci seeni mbir ndax gisuma ko parce que balaa loolu sax di am Nicolas dafa am loo xam li xel da ko nanguwul parce que le chef de l'État hier dafa évoqué ay changements climatiques yi am kooku moom vraiment loolu moom alibi la boo xam ne bii dafa woyof trop loolu dafa léger changement climatique yi Sénégal doo nga bokk ci àddina bi yëpp la wërngal kàpp comme ni mu ko waxee mais dafa am loo xam ne lii yow réew mi la yàlla jox réew mu suuf la réewu suufu joor la di meek am na yoo xam ne am na suufu ban am na yoo xam ne da nga koy prévoir ba nga xam ne loolu buy ñëw tey sa xel mën naa dal mais changement climatique yi loolu depuis très longtemps ñu ngi ko doon wax parce que ANACIM avertiroon na leen depuis avril mais boobu gars yi dañ doon nelaw tamit léegi nag yow li nga bëgg a jàngale mooy li askan wi di wax ci suuf ñun ñu wax ko ci kaw mooy agence yi nga xamee ne seen budget yi dafa bari nangami milliards dugal fa ay nit di leen fay salaire yu bari te gisuñu concrètement action yi nga xam ne ñu ngi koy mener en faveur de la population man loolu moo def loolu peut-être que aussi action yooyu noonu waruñu ko jëmale ci askan wi mais bu fekkee am na par exemple li jëm ci wàllu collectivité locale yi boo am na ministère boo xam ne moom mooy gérer yu demee noonu agence bi bon au conseil boobu ñu créé waat noonu dem fa di waxtaan lañ fay waxtaanee rogaatal gi ba nga ko déggee ba léegi mosula man je suis journaliste maa ngi leen di suivre man je me demande sax ñoom comment ils communiquent parce que man mosuma toog fii di lire ay journaux wala may préparer benn journal ba gis ci ñoom loo xam li def nañ ko xëy na dañ koy jox Macky Sall xëy na seen rapport yi xëy na Macky lañ koy jox man gisuma ko xëy na Macky lañ koy jox nag conseiller ko ne ko defal lii mu def lii comme mais man gisuma ko di xëy na conseil économique social et environnemental bu Aminata Touré aussi xëy na ñoom ñi ngi dajee leen saay sax ak gis naa sax ñoom lu mu dee léeg-léeg ñu woo benn ministre laaj ko nangam ak nangam mais est-ce que suite bii dana am est-ce que dana jur dara loolu lépp dañ koy bàyyi xel donc askan wi koppari réew mi askan wee ko moom te mosoon naa la wax benn wax danaa ko baamtuwaat gis nga lu ñëpp bokk kenn du na ko fuuf xam nga lu muy jur wéradi déggal loolu jërëjëf en tout cas li leer ba leer mooy après war nanoo mën a xam mooy rejoindre un peu li nga doon wax sànq par rapport ak député yi justement milliards yi ñoo dégg ci réew mi yëpp milliards 10 milliards 20 milliards 50 milliards 100 milliards ay milliards du million de ay milliards ay milliards à chaque fois fan la ñu ko jëlee ba lijjanti bi yooyee problème ay bor a ngi ci xam nga même boo xoolee sax ci ba ñuy xeex mbas mi 1000 milliards yooyu ñu doon wax am na ay bonne volonté yu doon joxe am na ay société civile bi ñu doon joxe xëy na peut-être marab bi am na ñuy joxe te yëguñu ko et cetera gouvernement bi génnee xëy na sax am na ci loo xam ni dañ koo lepp mais xam nga nag li ci doy waar paradoxe bi mooy tey la milliards yi gën a bari tey la jaaxle gi gën a bari déggal loolu moo ma jaaxal maa ngi gis message réaction yu bëri jamono ji ci réseaux sociaux yi maa ngi lire bii ne Nicolas ki la waroon a jox 5000 jox la 500 ndax dalaa dimbali loolu benn laaj la boo xam ne. dalaa lor. waaw doy na waar. dalaa lor en tout cas mooy li ñuy wax nii rek. xam nga vraiment doy na waar jërëjëf en tout cas on voit vos réactions actuellement à chaud à travers les réseaux sociaux justement allons sur WhatsApp ñu dem fekk ji laaj yi nga xam ne askan wi laaj nañu ko Oustaz Maodo Faye WhatsApp. bu ngeen bëggee bokk ci bile émission jokkoo ak Nicolas wala Maodo Faye mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro WhatsApp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53.
asalaamaaleykum Nicolas ñu ngi lay ziar baax yàgg Alaaji Maodo ñu ngi leen di ñaanal yàlla dolli leen jàmm dolli ko Sénégal dolli ko ñëpp yal na yàlla dolli jàmm lu dul jàmm ko gën yal na yàlla dolli jàmm barke Nabil Moustapha man daal dama doon laaj Kaolack gi nga xamante ne ñun fi leen jëkk li nga xamante ne mooy inondation yi ni mu fi mel dafa doy waar lool yéen nag moom ñëpp ñu ngi tudd xaaxum waaye boo ñëwee bi nga xamante ne fi nga xamante ne mooy parcelle je ne dis pas Parcelles Assainies mais parcelle laay wax parce que bu doon Parcelles Assainies nañ ko mais ni mu mel dafa doy waar parcelle dafa doy waar ni mel mais duñ ko cité benn yoon Kaolack dañ daan gis bu nawet jotaan nga gis Ablaye Diack yàlla na ko yàlla yërëm dañ daan jóg di pompe dëkk bi nit ñëpp fàttu ci kër yi mais ça fait pendant des années gisatuñ loolu yooyu ni mu fi mel doy na waar ma doon daal vraiment ngeen seet ba xam naka lañ mën a def daal ak lan moo tax suñu autorités yi loolu jubluwuñ ci defuñu ko Kaolack daal vraiment Kaolack souffrir na lu mu gën a métti. jërëjëf mbokk mi doon ñu yónnee message WhatsApp boobee nekk diwaanu Kaolack parce que Dakar n'est pas le Sénégal Kaolack ñu ngi ñu faa dégloo ci 94.6 oustaz dégg nga la mu wax ci nawet beeg taw beeg inondation yi nee na Kaolack ci boppam. En fait Kaolack mbir mi dafa yàgg tamit torop. waaw déet wax nga ko léegi xam nga Dakar lu Sénégal. xam nga ñu bëree bëri ñaan Kër Massar ay yëmbal. mais tey boo demoon ci côté ay Joal yi ay Fatick ay Fatick dem boori Saloum boobu. am na fa dëkk yoo xam ni boori Kaffrine boori Kaffrine jëm ca kaw. boori Sokone côté yooyu yëpp mais ndox mi dafa naan gadd am na ci yoon yoo xam ni ci Kaolack ci boori Saloum yoo xam ni Mamadou Camara wax na ko fi démb benn oto mënatu la dem benn oto mënatu la ñëw soo demee Touba noonu ndox mi noonu la maanaam mbir mi man damaa xamul ba xam inondation ci boppam moo dëgër bopp wala depuis Abdou Diouf suñu gouvernement yi ñoo télé pour defar ko man sama problème mooy pourquoi on ne peut pas régler ce problème là définitivement mu jeex lu tax mais sacrifice bu mu laaj nan ko def même bu fekkee dafa laaj ñu toj kanaalu Gueule Tapée bi ba Fass lijjanti yëkkati ay kër mais l'essentiel nañ ko génnee defar ko une bonne fois pour tout mu jeex. après nag inondation day am fépp ci àdduna bi. mais non loolu c'est momentané day jékki-jékki ñëw at bii. ëllëg mu ñëwaat d'ailleurs yenn autorités yi prétexte boobu la ñuy génnee jamono yi boo waxee ñu ne la mais c'est partout dans le monde justement raison climatique ak yu ni mel. waaw léegi xam nga France mën nañoo comprendre ndox mi kii ay quelques heures mu dem. mais Sénégal yaatuwul dëkk bi réewul di. par rapport bala ñiy comparé ñun ak France ak yeneen réew Europe yi. nañ jël sur le plan étendu. France xanaa mën na Sénégal xaj na ci biiram. ndax ñun suñu réew mi réewul. réew mi yaatuwul. mën na noo benn dem France. waaw fii ci Afrique rek fii ci Afrique gii mais am na ay réew yoo xam ne aujourd'hui inondation yi dafa daan am surtout Afrique de l'Est bi nii ak yu demee noonu mais léegi ñoom ñëpp réglé nañ seen problème. waa 95% da ngay dem foofu ndox mi day taw am na mais. doo fa gis sax yu mel noonu mais léegi xoolal fi ñu toll nii Sénégal moom taw sa tuuti lay def affaire bi ne xërëb. boo waxee ñu ne ñoo dem fii ndox mi doon jaar ñu dëkk fa waaw ku leen fa dëkkaloo ba noppi di leen fayloo impôt. kan moo leen jox kër yi. xam nga bala ngaa wax baadoole bi nga xam ne dafa dem dëkk ca ndox ma. waaw léegi ku ko jaay kër gi. ñu remonté ana mairie ba. ana commune ba. ñu xool ba xam la tax mu dëkk fa ana ay këyitam bu këwul ñu jëlee ko fa. mais dañuy jékki-jékki rek daan ne léegi nañ xool béréb yi nga xamee ne ndox ma dafay ne kenn bañ faa dëkkati. mën nañoo fexe ba kenn du fa dëkkati moom mooy bu fekkoonte ne génn nañ benn décret les zones bi yëpp léegi bu fi kenn dëkkati mu jeex takk. point final kenn joxe autorisation. waaw mais da ngay bàyyi gis ku ko ci joxe. nga amee sanction. waaw te ku dëkk rek am ngay këyit ku la jox këyit yi. n'est-ce pas voilà n'est-ce pas et puis également xaw ma canalisation la ñu koy wax en tout cas fii ndox mi war a jaar. liggéey boobu ñu ciy liggéey. aussi nu ko gën a mën a baralee ci fépp bépp fànn nag fépp mu gën a baax. ñii liggéey fii ndox mi war a jaar. nu ko mën a gën a barale ba pare mu gën a bëri mu gën a baax wante it ñii liggéey ci maanaam wàllu tali ak yu di mel ñoom itam liggéey bi nu ko mën a jaaralee yoon mu gën a baax ndax gis nañ nawet bi bu dikkee gis nga nombre de tali yi toj pax yi am ci tali yi automobiliste yi moom dañuy dawal dañuy moytu ndax tali yoo xam ne voilà taw bi day ñëw 1 mois 2 mois rek yàq lu ci ëpp ci tali yi mooy maanaam kon liggéey boobee jaarul yoon. mais terre bi sa yoonu saxaar gi nga xam ne kenn xamul kañ lay tàmbali waxoon nañ fin 2020 léegi yokkaat nañ ko neen 2021 680 nangam milliards man li ma jaaxal mooy terre bi daa gën a yokku inondation yi ndax raay bi fi mu jaar dafa sakk yenn kër yi fatt ñenn ñi ba noppi fi ñu doon gas nag léegi ndox ma dafa kërëg bàbbeeku jëm feneen. est-ce que voilà. doy na waar ñaareel bi ci WhatsApp. salaamaaleykum wa rahmatullah. waa Nicolas ziar na la bu wér a wér yaag Maodo Faye di leen jaajëfal seen liggéey rafet na macha allah ñu ngi kontaan trop mais suñu audio yi yéex nga ko lire mais ñu lay ziar baax waa indi beneen rek xam naa bii wolofal laay laaj te quoi maanaam comme li ngay tuddee nandite olof la wala
ban làkk la wala bu dul olof nan la ko olof mën a tekkee mooy ku yeewu wala ku xam lépp wala kon mooy nandite daal laa bëgg a laaj Maodo Faye jaajëf. jërëjëf mbokk mi. ci WhatsApp kooku nag Nicolas yaa war a tontu. déet oustaz yaa fi indi baat nandite de. Maodo Faye la wax la koy laaj waaw oustaz kon lan mooy nandite. waaw xam nga baat boobu baat la boo xam ne bii ñun wolof yi ñenn nañ ci wolof yi ñoo koy utiliser mais dafa am benn catégorie dans la société bu koy utiliser. surtout les jeunes. waaw mais am na ay pas yoo xam ne fi nekk na ay nandite xam nga pas magam jëm jël xam nga mot bi. mot bi day varier. pas day varier mais day bouger. en fonction des générations. n'est-ce pas. waaw mais am na ñoo xam ne tey xam nga pas bu am 70 ans. boo ko fekk ma lay nandite xam nga loolu dafa jékkul. waaw jékkul. donc wante man moom. yow mën nga ko wax waaw yow mën nga ko wax. c'est permis waaw fu la neex wax fa nandite parce que yow mën nañ la ko may. quand même parce que en ce moment là ci loolu ngay dox bon voilà xam nga amul problème. léegi nag nante sonul nag oustaz. voilà xam nga utiliser nga moom encore parce que yow xëy na yow mouvance bi nga nekk moo boobu mën na nekk lu ñu accepter foofu. tout à fait mais soo génnoon tuuti dem ci paa yi gën a ci jàkka ji. bu ñu ko waxee rek mu ñaaw. kon baat bi il faut ñu xam. baat bi day soppeeku en fonction de l'âge et voilà. du temps. très bien ak du temps. waaw ki ko mën a utiliser. oui du mënta nekk ñëpp aussi. xam nga man tey su ma demoon ci benn kilifa ku mel ne benn gouverneur. wala benn xalifa mar day taali wala ku sax même benn ministre mais xam nga ma naan ma ay nandite dama koy xeeb. parce que baat boobu dafa am fu ñu ko war a utiliser quoi fu ñu ko war a utiliser. entre nous entre jeunes on peut. voilà ça peut passer quoi. n'est-ce pas waaw. maintenant baat bi doo am benn baat bu naan tekk bu koy jëli mais mën nga wax ne. koo xam ni kii loo junj mu xam ko. waaw koo xam ni kii loo junj. mu xam fa nga jëm. kooku mën nga ko tekkee noonu. waaw mën nañ ko tekkee baat bi noonu. junj mooy. liyaar la dara rek. waaw maanaam du ma la wax li ma lay bëgg a wax. mais dama lay jox ay quelques kii rek nga xam fa ma jëm. nga jëli fa mu la mu la waxul. voilà loolu boo jëlee définition générale bi nii loolu lay signifier. kon gaañi koo ci waxal mu li lay liyaar nga wax waaw léegi mu liyaar la benn business. nga comprendre bu yàgg. yow nga jëli. lu mu la waxul. waaw avant mu koy wax yow fekk naan nga affaire bi bu yàgg. mooy nante boobu. voilà mooy naan nga ko. waaw jéem a mu ngoog mooy xam nga ko rek. mais waxuñu la ko mais xam nga ko. waaw voilà la mu wax waxuñu la ko. jeex na mais am na nu mu demee ba nga comprendre ko loolu lay signifier. jeex na kon loolu am na solo mbokk mi ñu ngi ko sant di ko gërëm nante sonnul ñu dem ci ñetteel bi ci WhatsApp. salaamaaleykum wa rahmatullah. Nicolas ñoo ngi lay siyaar bu baax di nuyu bu baax suñu sëriñ suñu professeur Oustaz Maodo Faye ñu ngi koy siyaar bu baax di leen ñaanal jàpp bu baax macha allah di rafetlu seen émission bi am na solo trop. mais man dama bëggoon nga laajal ma Oustaz Maodo Faye maanaam bu asamaan si tawee. borom oto yi waaw ñoom dañuy dee man Abibou Touré amilaman la ko asamaan si tawee seen oto yi duñuy sóoraale ñiy dox ci trottoir bi dëgg la ñu ngi jaar si seen yoon mais gars yi jaar si trottoir bi tamit ñoom itamit seen yoon lañ topp n'est-ce pas kon ñoom war nañ di sóoraale ndox mi quoi ñoom bu ñu ñëwee ba jub pour ndox mi taa dañuy ñëw rek jaar ci noonu duñu sóoraale ñiy dox ci trottoir bi xam nga loolu tamit bokk na ci kii ak dafa sew loolu daal bëggoon naa mu ñaaxal ma si suñu mbokk sofër yi quoi baax na jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di siyaar yéen ñëpp di rafetlu émission bi baax. jërëjëfati mbokk mi di ñetteel bi ci WhatsApp sànq ñu ngeen doon wax yi chauffeur yi ak tali yi ni muy daggee bu nawet bi ñëwee wante moom itam problème am beneen la mooy chauffeur yi nga xam ne tamit nawet bi xam nga dafay am ay eau yu stagné. donc des fois ngay dawal yenn xeetu dawal yi y a du monde autour nga xëpp leen ndox boobee. parce que tout simplement vitesse bi ngay dawee la donc calculer woo nit ñi. waaw xam nga nawet bu jotee rek ay taataa ndox fu mu am rek léegi ñu yore oto yi war nañoo tey bu fekkonte ne tali yi baax ndax tali yi léeg-léeg day xóot nga ñëw na ci xërëb-rëb am ku nekkoon sa wet mu sol yëre bu weex pneu bi bàcc ci biir ndox mi mu tis dal la bu fekkente ne waa ji moo ko tey def ko ak tooñ la te tooñ baaxul tooñ moom ay lëndam rek la ñuy jural jëm mar xiyam yàlla ci yàlla musal su fekkee nag kii dawal da koo def te teyu ko bu yëgee ne am na ko mu lor ci loolu li gënoon mooy mu teggi tànkam ne ko baal ma ndax mën nga koo def koo xam ne kii xamoo fu mu toll ci yàlla xolam yëngu mën na laa musiba mën na laa dab ca loolee surtout mag dañ koy respecté ku am romb juróom-ñaar fukki at nga dawal sa oto ne ko tasak xëpp ko ndox mépp mu xool la nga xool ko ci rétroviseur bi départ ak sa oto loolu ku am xel du ko def li gën mooy nga taxaw baalu ko su fekkee nag da nga koy def rek d'une façon boo xam ne bii xëy na tayuloo ko mu ñëw nii rek
loolu mën nañ la koo jéggal bu fekkee waa ji am na kii jéggal la ko nit ñi tamit bu ñuy dox itam ñu xool itam ñaare fi ñuy teg seen tànk ndax am na ci loolu oto yee ko moom am na foo xam ne fii piéton yi ñoo ko moom oustaz waxal nga ne dafa am foo xam ne nit ñi ñoo ko moom ok am foo xam ne piéton oto yi ñoo ko moom voilà léegi nag oto yi bu ñu demee ba jël place su fii nit yi war a nekk problème day am wante it nit yi bu ñu demee fekk ji oto yi ci seen place problème day am pëcc xoo day am kooku nag dafay laaj nag policier bi nekk ci yoon wi wala ñiy organiser transport beeg circulation bi loolu moom seen liggéey la donc xëy na trottoir bi pour nit ñi la mais parfois tamit tali yi day xat te Ndakaaru dafa bari nit Ndakaaru trottoir yooyu ngay wax ci boppam dañuy xat waaw kon nag bu trottoir yi dañuy xat waaw nit yi di ko bokk ak kii nu mu tuddati taabal yi ak oto yi ak voiture yi ak vélo yi ak maanaam tout dedans waaw léegi nag loolu mooy indi yu mel nii nag bu tawee donc loolu nag bu ko rogee day laajaat beneen organisation voilà lépp ci tey la parce que loolu mooy kàddu bi nga njëkkee bi mbokk bi laajee loolu waaw ne gaañ nañu tey waaw nit ci boppam xam nga ndox sax dañ naan ndox mi ndax teey na wala nanga waaye ci nit la gën a jaadu ndax nit bu teeyee li koy bett ñaare du bari dana am nag waaye du bari laa wax waaw boo teeyee li lay bett du bari de waaw waaye boo rëmbaxee nag moom lu ne mën na laa jëlee fu ne ok kon nanu tey alhamdulilah jërëjëfati oustaz amuloo morom jërëjëf waxtaan bi amati na solo na muy amee solo saa su ne dellu di ko jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal yéen tamit merci à tous de nous avoir suivis n'oubliez jamais viser la lune c'est important n'est-ce pas bonne journée dans un instant les infos salut à tous et à demain 9h jaa ngeen jëfati ci darajay xadiis yonent bi ci darajay salaatul fatih ci darajay malaikatul muqarrabin ci darajay aqtaab yi ci daraja afraad yi ci daraja awliyaa urrahman ci daraja ay ak masaayix yi yàlla may nu jàmm ju mat sëpp may nu dund bu mat sëpp may nu ndox mu mat sëpp may nu teranga bu mat sëpp may nu jàmm ju mat sëpp may nu pàcc yaakaar ju mat sëpp may nu wér gu mat sëpp may nu wérle gu mat sëpp may nu dund gu mat sëpp may nu dundle gu mat sëpp yàlla defal nu ko ndax yomb na yàlla jigéen ñi yal na yàlla dalal seen xel yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla dundal leen gàllaaju boppam yal na yàlla sàmm doom yi ci seen kanam yal na yàlla umpule leen lu leen di rikki yal na leen ko yàlla umpuleel yal na leen yére yomb yal na leen dund yomb yal na leen dépense yomb yal na leen pas-pas yomb yal na leen jóg dem doxi soxla yomb yàlla bu leen dara gàllankoor yàlla bu leen dara yàqal yàlla bu leen dara ñeleju yàlla bu leen dara def lu leen di naqadi yal na yàlla aar leen mag ñi yal nañ ci yàgg yal na seen fatx yokk yal nañ ko fi bàyyi nangami junniy at yal nañu dund ak ñun ba doyal dund tabarkalla mag ñu baax lañu yal nañu yàgge sag yal nañu yàgge xam-xam yal nañu yàgge jaamu yàlla yal nañu yàgge leer ci dënn yal nañu yàgge leer ci pénc yal nañu yàgge leer ci kër yal nañu yàgge leer ci réew mi tabarkalla xale yi yu góor yi yal na yàlla ñemeloo leen jamono te taxawu leen lu ñu song yal nañ ko daaneel waaw fu yiwu nekk yal na ko yàlla ommat indi teg ci seen loxo yal na leen jik ku taq ci yéen yàlla bu leen rëccu yàlla bu nu rëccu yàlla bu sag deñ yàlla bu teraanga deñ yàlla bu yiw deñ yal na man gi yokku képp ku am soxla biir yaa ko xam yal na ko yàlla faj